bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen tatagal ci seen émission bii di tànneef tur wi ñëwaat rek ngir wuyu borom ndax tànnal nañ leen koo xam ne tànneef la ci daara ji waaye itam tànneef la ci réew mi ndax servir na ko ci ay anam yu wuute taxawe na fi ay organisation yoo xam ne yuy servir askan wi la waaye itam nekk na fi ministre boo xam ne mooy saytu wàllu diine ji waaye itam lu jiitu loolu nekk na doomu daara joo xam ne jàng na jàngale na yaraate na muy le ministre Bamba Ndiaye. le ministre Bamba Ndiaye nekkul ku ñu leen di présenté waaye dina ma neex rek mu njëkk ma tënkal ci début émission bi ginnaaw bi mu leen nuyoo. lan la fàttaliku ci période de jeunesse bi nga xam ne moom toll woon na di jàng ak yan étape ñoo ko ci gën a marqué ci biir dundam ci période boobu monsieur le ministre ginnaaw bi ma la bàyyee nga nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi lay seetaane ci biir réew mi ak ci bitim réew nga ñëw ci laaj boobu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Cheikh Hassan dañuy tàmbali nuyu sa téléspectateurs yi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi. di leen ñaanal yàlla borom bi subhanahu wa taala mu yokk seen tawfiq ci liggéey bu rafet bi ngeen di def li nga ma laaj mën naa cee dellu si daanaka wax ci ay étapes yoo xam ne xam nga ku jàng arab nag sëñ Assane wala alquran daara ji nga tudd ku fa jaar daanaka li nga mën a nettali ci sa àdduna day bari ndax sunu waaja almarhum Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm damay wax ne téeréem bi moo résumé viwu arabisant bu nekk garibun inda ahlihi koo xam ne dangaa nekk ku tumuranke ci sa biir kër xam nga loolu lu doy waar la sunum njàng man maa ngi dalee njàng daara Jolof ndax foofa laa fekk baax tàmbalee fa jàng ba egg ci niveau passé iji xam yenn saar yi xaw a sori tuuti jóge fa dem Kaolack jàng fa daanaka am at door a dellu si nag Dakar école Abdoulaye Niass foofa école franco arabe la woon mais ci niveau primaire booba defe naa maa ngi def classe su CM1 def CM1 CM2 jóge fa dem collège franco arabe mën naa ne étape bu nekk rek muxaamara la dafa mel ni aventure la waaye aventure bi li ko gën a jëmmal mooy bu njëkk booy jàng arab daanaka doo xam réellement foo jëm xam nga léegi dañu naan école bi boo gisee crise bi yooyu xale yi duñ xam seen avenir lan lay doon ndax chômage bu bari beeg emploi yu néew yi waaye ki daan jàng arab moom xëy na mu nekk jàngalekatab arab wala sëriñ daara wala rek lu yàlla def ci moom ab imaam waaye amul leneen lu nekkoon ci kanamam lu taxaw lu wóor lu ko taxaw di jàng amul lu muy séentu daal ci poste yi fi nekk yoo xam ne lu muy séentu ci poste yi daanaka loolu ba tey sax taxu koo soppiku lool daanaka soppeekuwul waaye téerewul amoon nan ak farlu ci njàng ma bëggoon ko lool itam daan ci sonn lool mën naa ne ci sunu jàng booy wax fàttali bien sûr man boo ma laajee fàttaliku ci sunu jàng li gën a marqué ci étape yi ma def moo di sunu congrès ba ñu defoon ay années 70 71 muy congrès historique te ñun booba ñu nekk ay xale ay ndaw ndax amaguñu ñaar fukki at defe naa ne booba ak ñett
def congrès ba jural ñu daanaka ñu xaw a coupé sunum njàng ndax ba nu paree Daarul Muallimin dañu waroon a dem Tunisie defi stage ñu aaye ñu def loo ñu loola ba ñu paree itam ay sanction topp ca te affectation yi loolu daanaka xaw a soppi suñu parcours njàng ak sa parcours dund sax ci lu baree bari loolu damay fàttali ne maag suñu xarit Sidi Lamine Niass yal na ko yàlla teeru ca aljannaam yi gën a kawe ñoo ko bokkoon alors étape yu demee noonu étape yu marquante la ci sunu dund parce que dafa mel ni daf ko dal di jox nag benn sibra damay wax ne ku mel ni Sidi daa nga gis muy bañ gu fés waaye presque dafa mel ni foofa la gën a juddoo parce que ba nu fa jógee moom dañ ko daal di affecté Kédougou mu jógee fa jàngi Égypte maraaxil yëpp nekk kii man ñu yóbbu ma Kunkandé ba ma jógee Kunkandé may laa ñëw université alors mu mel ni kon congrès boobu lu amoon solo la vraiment ci njàng mi lu ko affectation yooyu yëpp ay sanction la parce que booba boo jàng arab ñu di la affecté boo jàngale ji arab daanaka yaay tànn dëkk bi la neex Dakar Thiès dëkk yu mag yi rek la nit daan dem kenn daawul yóbbu yaay tànn fii da nga naan fii laa bëgg ñu yóbbu waaye ñun laaju ñu dañu ñëw xëy rek affecté ñu ci dëkk yooyu mu nekkoon dëkk yu sori ci jamono yooyu nekkoon dëkk yoo xam ne yu enclavé la ci jamono yooyu loolu donc nekkoon sanction bu wér boo xam ne ndax ci affectation dañ ci daan sanctionné effectivement. mais li ngeen def ba mu jaral autorité di leen sanctionné noonu congrès bi da ngeen doon dugg ci mbiru politique di ci wax walla naka la. waaye ñun sax booba jàpp naa ne suñu âge mayuñu woon ñu nekk ay politiciens ni ko kilifa yi fooge woon. ñoom nag jaaxaloon na leen parce que ñoom dégg naa Senghor wax na ko ca jamono yooyu nit ñi ku dégg li ñuy wax xam ne du xale yi ñoo ko wax ñoom dañu gëmoon ne ay nit a nekk ci suñ gannaaw te yàllaa ngi seede ne kenn nekkul ci suñ gannaaw. man jàpp naa ne leen génn ca congrès booba amul kenn ku xalaat lu ñu génn xalaat booba ñu ngi jàpp Mamadou Dia ñoom bàyyeeguñu leen ñu demandé ñu libéré leen les détenus politiques lañ ko tudde woon booba société bi yore ndox mi ak électricité nekkagul ay société nationale ñu demandé ñu nationaliser leen alors kàddu yu mel noonu c'est vrai nag jamono yooyee gisuma benn politicien buy réclamer lu mel noonu alors ñoom ñu jàpp ci seen daje ne ñii daal mu ci seen âge mënuñoo xalaat lu demee nii dafa am ñu nekk ci seen ginnaaw ñu leen di xalaatal te wax naa ne yàlla seede na ne amuloon kenn ku nekkoon ci suñ ginnaaw ñun ñoo ko xalaataloon suñ bopp jàppoon ne yooyu jaaduwut la ci doxalinu réew mi ñu réclamer ko ca résolution congrès ba alors mu jur li mu jur. mus naa gis yàgg na sa benn livre boo bind nu mu tuddiwaatoon Adwa ala Sénégal nga xam ne yaa ngi ci doon wax histoire Sénégal ak yu ni mel dinaa ci laaj ñaari laaj waaye laaj bu njëkk bi ci loolu ndax lan boo doon résumé livre boobu nga xam ne da ngay ne sëmbaltal ab leer ci Sénégal bi nga sëmbaltalee leer boobu ci Sénégal lan nga ci gis. waaw li ma ci gis mooy gis naa aspect géographique fi Sénégal nekk ci Afrique ci catu Afrique ak ni mu bindoo gis naa ci taarixam li ci gën a fës mooy jokkaloom bu teel ak l'islam foofa sax ma génn ci point de vue boo xam ne ba tey jii dama koy défendre même bu ma ci xawee wéet dama bokkut ci ñi gëm ne li ñuy wax naan islam murabituna yi ak ñi ñoo ko fi dugal plutôt wax naa ko ci livre boobu déjà dama gëm ne te thèse boobu gannaaw gi laa ko gis ndax avant loolu jàng ma ko woon laa gis Cheikh Anta Diop xaw a développé lu mel noonu gis benn muarrix soudaani Abdallah At-Tayyib bu développé thèse bu demee noonu mu de ne dafa mel ni waa sow jant ci Afrique ñu nga bàyyi ko ca Éthiopie gu yàgg ga Niil boobu nga xam ne boo ne Éthiopie nag du Éthiopie tey
ndax lenn ci Soudan Égypte ak yooyu yëpp ci Éthiopie la bokkoon. Habasha daal Habasha mu ngoog Habasha. Habasha Oustaz Hassan ku jàng siira xam nga ne Habasha la lislaam njëkk a dugg. gàddaay bi ci Madine. ñaari gàddaay ya fa am. damay wax ne bu ma doon melal lislaam sax dafa mel ni ndeyam muy réewu arab yi al jazira al arabia da koo jur. ba pare bañ ko ndax arab yi ba lislaam feeñee dañoo lànk ne du fa amee. di bundu xataal saxaaba yu njëkkee ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dajale leen ne leen am na réew bu nekk ci suñu pegg. moo xam ne nit ñu baax a fa ne ñu yaatu dënn naam bokkuñu ñoom diine sax waaye comme yaatu nañ dënn mën nañ leen a xajoo loolu waral ñaari gàddaay yi. donc ci ñaari gàddaay yooyu ci la Afrique. embrasé wo ak l'islam avant Médine. loolu nit ñi duñ ci taxaw maanaam ñu bari xamuñu ne balaa l'islam di àgg ca Madina. ca Madina dafa njëkk a ñëw Afrique fekk Afrique l'islam àgg na fi. islam dafa door a àgg Madina. yaayam bañ ko Afrique ne jox leen ma nàmpal boot. ba dëgër teete ba mu dëgëree ba mën a dox la dox dem Médine. donc ma jàpp ne africains yi du ñu ay gan ci l'islam du ñu ay wàlliyaan comme ni ko ñu bari fooge dañoo bokk ci ñi ko teete ba muy door a juddu. alors diggante boobu xam nga boo jàngee alhijra al ula wa thaniya li mu saxaaba ya fa demoon ñii des fa ba yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam ci lu ñu jàng gannaaw gi ne wax na ne Najashi ma doon buur ba dafa duggoon ci lislaam waaye da ko doon nëbb te ñuy wax ne annaasu ala diini mulukihim nit ñi seen diiney buur la ñuy jël alors ndekam buur ba ci boppam mooy egg bay dugg ci lislaam waxuma laa niti ordinaire yan daan dëkkal di jaxasoog ñoom. donc te ñu ne gannaaw gi la waa Afrique de l'Ouest gàddaaye ñu ci bari gàddaaye foofu ñëw def istiqraar fii ci xarbu Ifriqiya. alors ma jàpp ne fii kon ca cosaan dafa mel ni am na ñoo xam ne dañ fee dikkaale ak seen pas-pasu diine xëy na naam amuloon rayonnement bi mu am gannaaw gi. te nit ñi bariwuñu woon noonu. nit ñi bariwuñu woon noonu. ay naat lañ te loolu. booy décortiquer man def naa linguistique booy décortiquer làkku réew mi làkku wolof làkku pulaar làkku soose surtout daf la koy won parce que làkki réew mi dafa mel dañ koo mooñaale ak diine. donc li ngay mën a wax avant diine dara dafa amuloon walla boo jëloon tey bési wolof yi juróom-ñetti ay bés yi altine mooy al itneen talaata mooy talata àllarba yëpp arab la sax yëpp arab la alxames boo jëlee weeru koor yi fukki ak ñaar yëpp ay référence islamique lay delloo woor ndey ji koor maamum koor aw baraxlu aw diggi aw gàmm et cetera rakkaati gàmm boo ñëwee ci wax ji noonu la demee loolu Cheikh Anta wax na ci xam nga booy jàng wolof ci linguistique da naan olof monosyllabe la baat yi dafay gàtt olof ci waxam amul baat yu gudd demal wax jëf jóg toog dem moo tax sax bu tur guddee Fatima mu ne Faatu mu wàññiku bu tur guddee mu wàññiku tarxiim waaw mu ngoo tarxiim alors boo jëlee xalb baaba lañ dagg parce que ñett la da koy def olof xamut ba mu dagg baa bi boo nee xel même ayin ba xam naa ni ñu koy waxee mais boo gisee lim terminé xel ba moo ci des bu dee ci pulaar da gën a leer ak kille la ñuy wax ak kille xel ala ak kille amuloo xel basal ainsi de suite bari na lool jonjoo gu ñu jonjoo boo demee bi ci tur yi fulla fayda na nga wax na fulla ak fayda mu ngoog yëpp jeex na boo demee ci tur yi nga gis ne ñun tur ya ñu foogoon ne sax ca ceddo ga la à part Demba ak Samba da ngay gis ay bira man Jolof laa dëkk mais da ngay gis tur yi nit yoo xam ne presque Ali bira yoo xam ne ñoom foog nañ ne ceddo lañ ñuuroon mais tur yooyu yëpp boo ko seetloo dafay dellu ci cosaan la dafay nekk diine alors donc ma gëm ne fii ñi fi dëkkoon lislaam yàgg na ci ñoom lool xëy na nag
li ma yaakaar amutoon rayonnement ba mu am ñu mel ni mu raabitoon ak yeneen xarakaat yi ñëw jox ko benn ampleur bi mu mujj am. loolu laa yaakaar ne mooy li am donc téere bi. noqta boobu taxaw naa ci bu baax a baax wane ko. li ci des wane naa aspect politique yi parti politique yi fi amoon yëpp. ci jamono yooyu wane ca jamono yooyu wane woon naa leen wane it ne li ngay seetlu mooy idéologie yi nu wéeru yëpp. dañ koo jëgaani. ay socialisme ay libéralisme ay conservatisme yëpp yu nu jëgaani la. waane sax institution yi ne institution yi aussi ni ak école bi yooyu yëpp dafa mel ni ci tubaab bi lañ ko àbbe. alors donc téere bi daanaka ci gàttal yu mel noonu. lañ ci wax te loolu bu ma ko déggee dafa mel ne da nga portale Sénégal ak sénégalais bi ne daal am na nu mu mel ak yeneen yoo xam ne ñëw na yokku ci loolu yenn yi diine la yenn yi agression mañ koy tuddee wala. colonialisme moom ñu ñëw dugg ci. ñooñu nag bi ñooñu bu ñuy ñëwee xëccoo sénégalais bi finalement est-ce que la doon démb Sénégal boobu est-ce que mooy nekk teyam wala am na lu ko xajamal ci li nga xam ne ñëw na perturbé. naturellement am na lu ko xajamal parce que Sénégal dafa jógoon di dox am fu mu jublu tubaab bi dab ko wala bëti ko. ne du foofu fii la ko feneen fu wuuteeg fa mu jëmoon. toog fi 3 siècles ñetti xarnu loolu dafa bari alors ba ñu ne dem na laay wax ñun suñ problème mooy ba ñu ne tubaab bi dem na muy 1960 daj bi ñu am suñ indépendance tooguñu ne ñun kat tubaab bi daf ñu fekkoon wala daf fekkoon suñuy maam ñu jublu woon benn jubluwaay di dox tubaab bi wàññi leen léegi comme dem na nañ seetluwaat fan la ñuy jubluwaat. ñu bañ a continuer rek ci ñu bañ a bàyyi continuer rek fam ñu teg. malheureusement defuñ noonu tubaab bi fam ñu teg ne continuer fii. foofu la ñu continuer li ñu ne nekk dem na tërewul foofa la ñu continuer école am lañ jëlaat. làkkam système ba mu fi tëroon làkkam lañ jël def ko langue officielle. institution yi boo ko seetloo. yëpp institution France lañ jël duppe fi Senghor di daan wax ne kii 4e république lañ jël effectivement. dara changé wu ci dem ba sax defar code de la famille boo xam ne. daanaka dañ koo jégge ji ci tubaab yi. mooy ne fekk balaa muy dem daal fekk tàggat na ñi fi nekk. ba nga xam ne tàggat na ñi ko war a wutu xelam dal na ne li. très bien parce que tubaab bi dafa préparé demam. ba nga xamee ne les années 50 jot na. Indochine tàmbali di bax ñuy xeex pour am indépendance te tubaab bi nekkoon fa. Vietnam Cambodge Algérie mujj tàmbali. le tubaab bi taxaw ne ñii kët ci indépendance lañ jëm conférence de Brazzaville bu 46. ci lañ taxawee ñoom ne naka la ñuy waajale suñu génn Afrique te duñu ñàkk luñ fa am. booba la ñu tàmbali nag génne li De Gaulle bu ji génne 58. muy communauté française proposé avant indépendance xam nga daf ñoo def loo 1958 ab référendum. référendum ba oui wala non la woon. oui mooy d'accord naa ci ànd ak France mu di ma teete ba keroog may mën a dox. non mooy na ma bàyyi ma dem ak sama bopp lu ma am jël. ñun 97 bu ma juumul virgule 2,8% lañ wote oui ne ñun dañuy ànd ak France 1958. dañuy ànd ak France mu di ñu teete lu ñu am ak moom baax na. alors loolu moo ñu jural yi ñu nekk yëpp tey. mais finalement boo seetee diggante Guinée ak yeneen réew yi kan moo ci nekk ci dëgg bu ñu seetee ci réalité bi actuellement nii ci. waaw xam nga boo doon natt rek ci niveau de développement sax am na ñu koy wax naan Guinée du exemple parce que mi ngi nii fi mu toll. waaye mi ngi nii fi mu toll nattuñu li tubaab bi defaat pour Guinée bañ a dem parce que ku nekk xam na ni Sékou Touré. lu nekk tuumaal nañ ko ko. tubaab yi tabax yan fa amoon sax dañ koo toj. pour bañ Guinée xaw a avancer pour wane exemple indépendance. di leen xeex di wut ay nit ñu fa dëkk di leen yebal ñuy jaamaarloo ak moom ba nga xam ne daanaka tàlluta liggéey aar réewam rek doyoon na ko liggéey. alors loolu moo gàllankoor Guinée mais terewul jamono yooyu boo seetloo équipe ci wàllu football équipe yi fi mënoon équipe bu Guinée ci la bokk bu dee ci wàllu musique le meilleur orchestre Bembeya Jazz ku ne xam na ko
seen lead vocal ba fii la gaañoo Boubacar Demba Camara ak lu jëm ci culture booba ni rayonnement bi ci Guinée amoon nga xam ne daf ci jiitu woon daanaka réewu Afrique yu bëri loolu la ko mayoon mooy teel ba ñu jël a jël seen bopp jaar seen yoonu bopp. am na ñuy ne nag li tax ba seen franc bi oyof noonu loolu itam fipp boobu moo ko war. dëgg la dañ leen a xeex ci anam mu nekk tubaab bi dafa taxaw xeex leen mais terewul seen nga histoire Sëñ Assane boo koy jàng il faut nga jàng ko globalement wala nga faussé ko. parce que Guinée liggéey na lu bari indépendance su Guinée Bissau bi Guinée ku nekk xam na ne moo nekkoon base arrière ñi daan xeex pour am Amilcar Cabral Guinée la nekkoon. Kwame Nkrumah bi nga xam ne ku tudd Afrique unité africaine tudd ko ca Ghana moo njëkk a woote ne Afrique nan dajaloo def les États-Unis d'Afrique Kwame Nkrumah bañ ko daaneelee Sékou Touré da ko woow mu ñëw Guinée. mu proposé ko même mu nekk vice-président ca Guinée Kwame Nkrumah bañ. ñu bari waykatu Afrique du Sud boobu daf koo jëli parce que booba ñu ngi leen di bundu xataal indi ko Guinée bref Guinée nekkoon ca jamono yooyu képp ku ñu bundu xataal ci biir Afrique wala feneen Sékou Touré jël la faat la di defi sacrifice yu mag nag pour supporter loolu. dafa am ñu bari ñuy wax ne balkanisation bi nga xam ne def nañ ko ci Afrique lu négatif la am ñoo xam ne dañu gis ne lu positif la ndax bu ñu ko bàyyi woon mu yaraax mu yaatu bu boobaa problème dina am te par exemple lu Sénégal Soudan Mali bu fekkoonte ne Mali ak Sénégal yëpp benn réew la tey est-ce que ci contexte yi ñu nekk nii narul woon nekk jafe-jafe. non sëñ Assane man defe naa ne ku yaakaar ne balkanisation bi lu baax la ci ñun bu gënoonu jàmm man dama gëm ne tey dama koy faral di wax tey jii Assane ñuy wax guddi jii. bu chef d'État yi daje woon fële ci Addis Abeba. ne décidé nañ créer les États-Unis d'Afrique bés ni ki tey benn réew la ci guddi tey jii bu subaa bourse New York ak Londres yëpp dina daan parce que ci guddi gi carte géopolitique bu àdduna bi day changer troisième puissance wala quatrième puissance bu boobaa Afrique lay daal di nekk forcément. day daal di jiitu ay Allemagne. ci quantité. ci qualité nag point d'interrogation ak léppam. li ko néewal doole rek mooy tas bi ñu ko tas ku nekk yore asi pàcc di las-laseeg moom waaye buñ ko boole woon mu nekk benn kon tey ni ñu ragale Chine lu ko raw la ñuy ragale Afrique. ni ñu ragale yenn réew yi am lu ko raw la ñuy ragale Afrique. moo tax ñoom mosuñu bëgg loolu. tudd nga léegi lu am solo xam nga malgré. balkanisation bi ñun en 1960 Sénégal ak Mali mu nga tàmbaliwul sax 59 dañu àndoon Sénégal ak yenn réew dañu àndoon ne dañuy def fédération. parce que balkanisation bi baaxul. ca tàmbali ba réew mi daan wax Haute-Volta mu tudd léegi Burkina Faso ak Dahomey mu tudd léegi Bénin. ak Soudan Mali bii tudd toon Mali. Soudan la tudd Soudan français. Soudan ak Sénégal ñeenti réew yi ñoo àndoon ne dañu nekk benn. comme Houphouët-Boigny yi àndutoon ci xalaat boobu tubaab yi àndul ci woon De Gaulle dikk na fii ne man xam naa réew mu ñuy wax Sénégal xam naa réew mu ñuy wax Soudan français waaye xaw ma réew mu ñuy wax fédération du Mali. te boobu loolu li muy tekki mooy du reconnaître fédération du Mali. mais terewul ñaari réew yële Houphouët ak ñu mel ni moom ak tubaab yi dox ci ba ñoom ñu génn ci muy Dahomey ak Haute-Volta muy Burkina léegi ak Bénin. ñu génn ñoom ne dem leen bu ngeen demee ba ca kanam daan leen dab waaye Sénégal ak Mali ànd def benn réew fédération Modibo Keïta jiite woon ko Mamadou Dia topp ci Senghor nekk président de l'Assemblée réew moom fédération boobu ñi ngi ko taxawal le 20 juin 1960 le 20 août 1960 juillet août ñetti weer Sénégalais yi dajaloo def réunion fii ci Dakar xëy déclarer indépendance de la République du Sénégal ca suba sa le 21 ou le 22 ñu jël Maliens yi fi nekkoon parce que dañoo amoon gouvernement boo xam ne ñeenti ministres yi Sénégal la ñeent yi di Mali ñu jël leen ñoom ñëpp
le chef d'état-major c'était un Malien Soumaré ñu jël leen ak Soumaré jàpp ko jàpp Modibo mi nekkoon président du conseil bi dugal ci saxaar Dakar Bamako gi delloo yóbbu leen delloo Bamako Maliens yi toog nañ un mois le 22 septembre ñoom lañ door a proclamer l'indépendance du Mali ñu ne comme nag ñun Mali lañ tuddoon parce que bañ àndee lañ door a tudd Mali. Soudan bañ àndee di wutu tur lañ ne nañ seet ci empire yi fi nekkoon boo xamoon ne ëmboon na réew yépp muy l'empire du Mali. ñu jël turam Mali nag ne Soudan ne comme Sénégal a génn moo dem bàyyi ñun na jàpp ne ba tey fédération bee fi ne duñ soppi tur Mali lañ tudd ba tey moo indi Mali ji mais gëm naa ne ma egsi ci sa laaj bu fekkoon ne fédération bu ma ngay am xam nga Sénégal loolu mooy njëriñu booloo Sénégal quand même man damaa gëm sëñ Assane ne yàlla da ko may ay jagle ñii ngi wax ne ci tarixa yi la ñii ngi wax ne ci sëriñ si la ñii ngi wax ne leen la loolu lépp mën naa nekk. mais sur le plan stratégique positionnement géographique yëpp ci la daal. yooyu yëpp ci la. yooyu yëpp ay facteurs la effectivement. yuy ànd def may Sénégal li mu am man gëm naa ne nord Mali gii la fa am. bu fekkoon ne ñi ngi nekk mel ni réew du am parce que boo seetloo la ko waral. mooy défaillance su état ba. nit ñi suivre li xew Mali man dama cee bindoon je crois bu ma juumul le 30 mars 2012 defe naa le 31 la mbir ma xew la daanu déjà Mali comme réew mu yaatu la. waaw comme Soudan nekk réew mu yaatu. tubaab yi ñi ngi fexe nuñ ko xaaje ñaar naka jekk loolu pexe la mu yàgg te ba tey bàyyeeguñu nord Mali dañoo taxaw ci taxawal fa état Azawad état irqi parce que loolu aussi dafa bokk ci seen stratégie boo seetloo fële ca Moyen-Orient ñu ngi fay jéem a taxawal état bu ay Kurdistan comme ni ñu taxawalee Israël ca biir Moyen-Orient. ci biir Afrique jàpp nañ ne Touareg yi nga xam ne daf ci am ñu nekk Burkina ñu nekk Mali ñu nekk Maroc ñu nekk Algérie ñu nekk Libye bref ñu nekk Niger réew yi leen wër ñoo nañ fa taxaw état Azawad bu ñu fàttalikoo événement Mali yi léegi la ñu tudd islamiste mais ña fa njëkk a taxawal état tuddee ko république indépendante du Azawad mooy ñooñu doon réclamer ay Touareg lañ. te ñooñu France bokkoon na ci ñu leen di jàppale. ay ethnie daal ci. ay ethnie carte boo xam ne ci ethnie lay baax. voilà ci ethnie lañ koy teg. donc loolu moo fa am. may gëm na nag Sénégal une image bi nga xam ne sénégalais bokk na ci force am bu fekkoon ne ñi ngi àndoon booba xëy na une image bay am dana tax ba normali du isolement bi armée bi dana gën a dëgër parce que colonel bii ñuy àtte tey. xam nga dafa defoon coup d'état. moom ba mu ñëwee avant moom sax Toumani mii nga xam ne nekkoon na suñu réew moom lañ daaneel demoon na ba ne suñu armée mënatu la superviser normali kon ñoom ñoo njëkk a wane ne. mënatu lott nañ ci normali moo tax waa Azawad daal jóg déclarer seen indépendance gannaaw gi la fa islamiste yi ñëw dàq leen dàq waa Azawad ñu daw làq leen Burkina ñu occupé réew ma ba li fa xew tey jii. jërëjëf mbokk yi ñu fàttali leen ne ñu ngi toog ak kii di ministre Bamba Ndiaye mu nekk koo xam ne am na transversalité ci wàllu xam li riir ci biir réew mi ak ca bitim réew monsieur le ministre dafa mel ne ci sa wax teesu ñu am États-Unis d'Afrique ba léegi da nga jàpp ne lu mën a am la wala contexte yi mayewu ko. dama bokk ci ñi gëm ne amuñu avenir bu ñu àndu man loolu laa gëm dama naan sunu réew yii ni ñu ko tase buñ nax suñu bopp pétrole ak gaz ak lu fi mën a feeñ tant que dajewun créer mel ni réew mu am doole amuñu avenir ci àdduna tey bi. waaye sur le plan pratique est-ce que loolu mën na am. si mën na am Assane. avec réalité contexte yeeg. léegi la gën a mën a am. xoolal Union africaine Union européenne ay réew la noonu yu doon xeexoo ci seen biir. ñoom ñoo ñu colonisé woon ay France ak ay Angleterre mais dañoo dem ba mu yàgg ñu ne ñun kat États-Unis bii li ko may dooleem mooy àndandoo 50 et quelques états Chine mii li ko am ay doole mooy poids démographique am ñun nag bu ñu continuer di tas ëllëg Amérique danañu wan ëllëg Chine dinañu wan
ñu àndandoo seen àndandoo bi ñu ngi ko jëmale ca kanam xanaa ndekam ñoom ñoo def loolu wax ma laa ñun Afrique mais xam dañoo néew doole ba pare suñ chef d'état yi lan leen décidé barki démb bañ demee pour xeex terrorisme nee nañ testé nañ ndimbalu bitim réew France yónnee na force Barkhane ca Mali jëriñu dara Nations Unies yónni na fa MINUSMA jëriñul dara ñu ne ñun daal seetlu nañ ba seetlu waaye Afrique rek mën a libéré boppam ñu décidé créer une armée africaine ci CEDEAO xam nga ñi ngi wax xaw ma dana sottem du sotti dañoo war a créer une monnaie commune finalement mujj nañ comprendre ne dañu condamné pour ñu ànd wala ñu disparaître adduna bii di ñëw ku amul doole nii ñu mel nii duy état dañu nax suñ bopp dañu war a dox dama naan africain yëpp dañ ko war a def projet fexe ba Afrique mën a dajaloo créer état yu mag yu dëgër sinon gisuma suñ ëllëg ci àdduna bi ma léegi nii mënulul boppam dara léegi yow liy xew mooy bu ñu continuer nekk nii ñu nekk ëllëg dañ lay agressé doo am armée bu la défendre doo am loo defar nooy def dem wooy jàmbur yi ca biti ña nga doon ragal ñu lekk la ñu dikk coloniser la ci beneen façon bu bees bu ñu taxawee ci arme africaine boobu est-ce que yaakaar nga ne lu ñu war a mën a pratiquer la parce que est-ce que nekkul danger sax ci ñi nga xam ne ñu ngi yore nguur nga def loo xam ne nii day naan li awul yoon ñu ne armée bi na ñëw nangam est-ce que loolu yaakaar nga ne waaw c'est vrai que Afrique problème am mooy élite am loolu yàgg nañ ko wax man mii yàgg naa koy wax dama naan Afrique ak élite am moo ko tooñ parce que boo gisee contraire bi la waroon doon Asie élite am moo ko sauvé Chine parce que waaw pays Asie yëpp mën nga ko wax boo seetloo dañu naan Sénégal ak i Côte d'Ivoire ak yooyu 1960 ñoo ki Corée ak i Malaisie ñoo tolloo woon doole ñii sax ne ñoo leen tane woon alors tey ñoom seen élite jàngi ñibbisi defar réew ya ba si nga fi toll ñun tey ñu gën a dellu ginnaaw ma ne mbir ma nga xewee ca ñaari étudiants yi jàngi woon tugal bañ demee asiatique bi dafa gis costume yu rafet ya faalewu ko mu garder colmaawam ba di jàng rek dafa gis oto ba faalewu ko ma ngay jàng mais ma ngay jàng jéem a xam seen costume yu rafet ni ñu koy defaree pour bu ñibbee fabriqué ko jaay si leen ko seen oto yi ni ñu koy defaree bu ñibbisee jaay si leen ko tey lu xew africain bi nag Corée mooy defar Samsung mooy defar Hyundai xeetu oto yu bari ñoo koy defar di ko jaay ba France di ko jaay ba États-Unis di ko jaay feneen africain bi tey lépp li consommateur la dañ koy consommateur la lépp bitti lay jóge lépp bitti lay jóge suñ élite ñun la ñu xamoon ku jàngi tugal boo ñëwee da ngay gondi waa ñu ngi fi fekk sama cravate bi Paris laa ko jëndee sama dàll yi Paris laa ko jëndee sama costume bi ñu ne xool diw oto bi muy dawal comme oto tubaab ñun dañu amoon complexe tubaab bëgg mel ni ñoom asiatique bi gëm ne warumaa mel ni tubaab du ma mel ni moom mais naa jël xam-xam bi ma rawee jàng ko defar ci dépassé ko loolooy di xew tey asiatique yi dañu dépassé européens yi dépassé américains yi ci wàllu technologie di leen jaay ay mbir africain bi nag complexe am ba tey ci la ne malheureusement ci la nekk ba dafa njëkk a xeeb boppam balaa di roy rek topp nekk al toppe léegi loolu mu ngi mel ne itam opté wuñu doxuñu jaaruñ ci yoon woo xam ne dañuy génne ci loolu xaw ma nag panne bi exactement fan la est-ce que waruñu xoolaat li ñuy jàng d'abord li ñuy jàng paanu xalaat parce que est-ce que waruñu xool sax li ñuy jàng est-ce que bu doon garab est-ce que mën na sax ci suufu Sénégal ci université yeeg ci non njàng may baaxul sëñ Assane jërul xool lu bëri war feeñ nee na fàng dama naan bu dee former nit ku baax rek ci valeur xoolal ñaari école lañ am école française ak école daara boo jëloon tey boo doon comparer ma jël Seydi Hadj Malick Sy radiallahu anhu teg fee Cheikh Ahmad Bamba ma teg fee Cheikh Omar al Foutiou Tall ma teg fee bu ma neexoon ma gën koo bari mais comme temps bi may ñu ko may naan ci ñatt ñooñu jël Ngalandu teg fee jël Blaise teg fee ku leen di ñatteel Senghor wala ku la neex ci ñoom Lamine Gueye nga teg fee bu dee nitu valeur mu nekk ñaari sàmm seet ñu nekk ñaar kii génn ci école daara
ki génn ci école bee nga ne nitu valeur laa bëgg jëlal bi wala bi ne sénégalais bi tànnal kenn du hésité donc ci valeur école bee la muy formé du benn ci wàllu xam-xam école bii jëriñu ñu dara boo ko seetloo sax ci xam-xam kële am na jàngi nay valeur fekkaat ko fa mu nekkoon jàng loolu ba xaw ko cee dépassé dañ daan joxe toujours exemple sunu xarit yàlla ko yàlla yërëm Sidi Lamine jàngutoon journalisme mais daara nitu daara la mais ba fa jógee def si kii journalisme mais jàngal na ay journaliste daal dëgg la jàngul journaliste jàng adduna la xam adduna la xam ak ni muy doxee dikk na taxawal maison de presse boo xam ne booba maa ngi fàttaliku moo ay xaritam waa sud ñoo ànd ndawal sax di las yi ñooñu école journalisme lañ génne woon bu kawe waaye yàlla gis nga lim def te loolu dama yaakaar ne résultat adduna la bu palpable buy wane ne fayitu école bi moom kenn warantewu école française ci domaine yépp la fayit na ci fabriquer nit fayit na ci fabriquer ku mën a yore sa bopp fayit na ci ku fabriquer africain bu gëm boppam mën a tabax ëllëgam taxaw nga lu bari ci exemple gëm sa bopp ak doxal sa bopp bañ a séentu li lay saafara di ko séentoo ci keneen wala ci feneen loolu nekk principe bu am solo bu ñu jëloon exemple Turquie ñu teg ko ci suñu kanam nga xam ne sax léeg-léeg mu dugg ci Union européenne léeg-léeg mu ne day génn ak yu mel noonu indépendance boobu ñoom ñu ngi jéem a doxal seen bopp est-ce que yaakaar nga ne loolu àndul ak erreur wala est-ce que ñun mën nañu expérimenter loolu ci suñu Afrique gi. bien sûr Turquie joxe nga exemple bu baax dama fa dem 2011 laaj ay kilifa boobu maa ngi nekk ministre ma ne leen waaw yéen lu tax ngeen di rey seen bopp ci dugg Union européenne te ñoom mel nañ ni soxlawuñ leen ñu ne ma ñun dugg bi stratégie la ñu ne ma ndax boo seetloo Turquie naka jekk dafa demoon yoonam. ca jamonoy Erbakan lu jiitu Recep Tayyip Erdogan mii di ñëw. ñu ne ma ca jamonoy Najmuddin Erbakan la Turquie tàmbali di jël yoonu boppam mais booba armée bi nga xam ne ca xalaatu Atatürk la bàyyi ko ba tey ci laïcité moo ko suub lu fi waaye def ñu def le coup d'état ñu ne ma Erbakan kenn xamul ñaata yoon lañ ko daal saa yu wotee gagné mais saa yu gagné ñu coup d'état ñu ne bi ñiy ñëwee nag ñu xool ne pour ñu mucc ci coup d'état yi nañ dugg Union européenne le simple fait que nga demander adhésion à l'Union européenne duutu nangu coup d'état am foofu te ñoom ñoo ko daan sooxe nee na ma bokk na ci objectif yi ñu jublu woon ci demander adhésion Union européenne ñaareel ba ñu ne ma Union européenne réew ma fa teg tànk ëpp fa doole mooy Allemagne te ñun dañoo gëm ne Allemagne ñoo ko ëpp doole ndax ñun Allemagne rawatuñu ci wàllu technologie rawatuñu ci benn boor te Allemagne ñu ne ma bokk xooloon 40% population ba ay turc lañ d'origine ñu ne ma donc ñun ñoo ko mën ñoo ko ëpp doole buñ duggoon Union européenne ñoo nekk seen patron ñoo fay nekk patron nekk nag réewum l'islam muy jiite Europe ñoom loolu tax sax ñu lànk ne duñ fi dugg donc ñooñu dañu xam fi ñu jëm xam nga mbir mi Assane wax nga ko ca tàmbali ba xam foo jëm la man dama naan ku jëmul fenn doo mas a egg mbir mi jëm tañax daal jar na toogaat xool fan la ñu war a jëm c'est important parce que du perte temps parce que ku xamut fu mu jëm mën nay dox ba sonn mais Assane jël ko rek booy buñ la jàngal planification maa ngi koy fàttali ko daan takk sa bët ne la demal ca caméra bële ngay wër di làmbatu di kii doo ko kii ñu tekki na la demal nga waaxu rek dem fa ñoo la gis nga parce que da nga xam ku planifié nii lañ mel boo tracé wut say ahdaaf say objectif wax moyen yi nga fay demee xàll yoon wa nga fay jaar ba dem fa doo ma sa egg mën ngay dox nag dox bu bari mën ngay dox ba sonn waaye doo ma sa egg léegi boo jëmut fenn yow boo xëyee di dox ba ngoon kan moo wax ne egg nga parce que jëmoo fenn kii egg mooy dafa am fu mu jëm mais ku jëmut fenn doo ma sa egg mën nga nag di dox mën nga sax di daw
waaye boo doon dawit da ngay daw ba dee rek waaye doo mës a egg fenn ndax jëmuloo fenn. il faut daal ñu defaat ndëpp boo xam ne. waaw seetaat suñu bopp. dañuy ubbi suñu bët xam fan la ñuy fan lañ jógee ak fan la ñuy dem. ak fu ñu jëm ak nu ndax ñu ngi gaaw wala ñu ngi arrière wala. ñu ngi par rapport ak fi ñu bëgg a c'est important. c'est très important. sànq bi ma lay wax ci Adwa ala Sénégal boobu nga xam ne bind nga ko ci livre dama ne woon am naa ci ñaari anamu laaj. ma laajoon benn bi mu des beneen bi mooy ne ndax yaa ngi bind ba léegi. ndax itam est-ce que doomu daara yaa ngi bind loo xam ne jàpp nga ni quantité bi doy na ak qualité bi. bu ci laaj bu mujj bi laay njëkk a tontu. doomu daara yi li ñu war a bind ci quantité qualité xaaju la doy. man nattu laa yore parce que bu ma ne la. guddi gu jot damay bind. bind yàlla dafa ko nattu. maa ngi presque ñetti téere yu ma tàmbali. benn eggagu ci. Adwa ala Sénégal boobu maa ngi koy def tànqeex. parce que jamono ya ma ko bindoon yàgg na. am na lu bari yu bees ko xooltaate lu changé ci adduna bi. am na lu ma ci war a yokk am na lu ma ci war a xëy na dindiwaat. donc commencé naa ko eggagul maa ngi ñaan yàlla dimbali ma ci. lii may wax nii. téere la bu ma moom depuis ñetti at ak ñi maa ngi ciy bind. la faillite des intellectuels en Afrique. en Afrique waaw faillitu li may wax ci Sénégal moo valable ci Afrique yëpp Afrique yëpp tardé. te li leen tardé la mooy seen borom xam-xam yi. seen borom xam-xam yi ñoo leen tardé la waaw parce que nag boo seetloo Afrique dugguma dans les détails mais classe intellectuelle bi day dund ci classe bi gën a néew doole. tey boo xoolee ñun boo duggee suñu ay salon nga gis fauteuil yeeg nga gis kii fi nekk nga dem ca àll ba ca baykat yi nga gis ne amuñ dara ban sara wala Sénégal amee. mooy mbay meeg ñooñu ñooy bay di dundal ñi ci kaw ñi ci taax yi. dama naan daanaka intellectuel africain weteñ la deretu jàmbur lay dunde weteñ deret rek day war ci fas bi. wala nag. boo ko gisee foo ko fekk day suur. waaye mais deretu jàmbur rek. la ko suur la buñ la ko waxee rek nga bañ. nga bañ ko. loolu nag mooy typiquement. intellectuel africain. est-ce que intellectuel africain bi la wala politicien bi africain bi la. intellectuel africain bi la parce que politicien bi bu ñu ko waxee rek dañuy fausser plan bi. parce que politicien bi benn jus la ci intellectuel bi. benn partie pour fàtte ne intellectuel africain yi ba ñu démarré ñoo doon théoriser jamono ñoom Nkrumah jamono ñoom Nyerere. jamono ñoom Modibo Keïta Ahmed Sékou Touré Senghor Houphouët-Boigny ñoo doon théoriser dañoo war a créer union. les États-Unis d'Afrique. ou dañoo war a tàqalikoo foofa lañ tàmbalee di tàqalikoo tubaab bi tàmbali di def liggéey ci ñoom am ñenn yoo xam ne jël na leen ñii dem def conférence de Casablanca ñii dem Madagascar ñii dem feneen ak feneen ñu tàmbalee tas tubaab bi tàmbali di leen peeg am ñoo xam ne moo leen teete ba def leen ay président ñu toogal ko fi am ñoo xam ne dañoo lankoon ñii sax da leen a faat rey ñii mu def leen Nkrumah moomu gis nga coup d'état lañ ko def ba mu jógee ca réew mi ak ñeneen ñoo xam ne da leen neex donc classe intellectuelle bu njëkk ñooñu ay enseignants lañu woon ay juristes lañu woon ay leneen lañu woon mais intellectuels yi ñoo njëkk accaparer l'appareil politique c'est-à-dire politiciens yi intellectuels yi ak ba tey jii nii intellectuels yi ñoo accaparer appareil politique téye ko duñ ko jox keneen muy daw ci seen biir. muy benn te mënuñ koo doxal. muy fukk yu manipuler ay millions daal. dama daan wax ne Assane. buñ defoon le Chine defoon kon tey dem nañ suñu yoon bu yàgg. xam nga Mao Tse-tung gars yi koy wax. oui ba mu ñëwee révolution bi mu def. mooy révolution des ouvriers et des paysans. def na ñun daal classe ñun daan tuddee mandarin ci Chine mooy jaaru intellectuel yi tey mu ne ñii ñoo ñu tardeel. nañ jël baykat yi. ak sàmmkat yi ak ouvrier yi ñoo ñoo am intérêt ci réew mi dox jox leen réew mi ñële ñi ci ëpp da leen a rey ñi mu dàqe leen ñi mu yóbbu leen ca gannaaw moo tax pays des ouvriers et des paysans lañ ko tudde woon jox réew ma ñooñe mais tey gis nga fi Chine egg man damay waat ne 1960 buñ jëloon a baykat laay wax de jox ko réew mi tey dépassé nañ fii ñu ne bu baax sax ndax liggéeykat daal waxkat ak liggéeykat. loolu boo la ko waxee nii nga ne waa ji day rêve mais boo demee Touba wala feneen mënu laa jël beneen dëkk ci Sénégal. gis baykat boo xam ne état mosu koo jox dërëm. wala nga dem Casamance mu tabax
tey boo demee këram mun tabax ba mu nekk étage mu yore léppam yore ay otoom yu dàq sax yu président de la république. te kenn jàppale wu te kenn jàppale wu ko. loolu bu ko expérimenté woon xelam. ku ko joxoon ab état mu defar lu raw loolu. te damay wax ne sunu intellectuel yi ñu tubaab bi formé koo ci bàyyi boppam mënut a wutal boppam tubay jum sol. man ba maa ngi fàttaliku ñun ba ñuy jàng loolu anecdote la. sama papa ñeenti góor la ñu woon. ñaar ñii di jàng école française ñaar ñii di jàng daara. ak sama mag. sama papa bés bu wallaahi lazim moo ko wax mu ne man daal gis naa ne jàng l'école jàng lekk la mu ne ñii jàng l'école. góor bu jot ñu dikk papa jëndal ma tubay papa jëndal ma stylo papa. mu ne ñuy jàng daara rek musu ñoo ñëw ne papa jëndal ma lii. ñu nga ca foofu ngay jàng prise en charge de nga jël sa bopp en charge. kële dafa jàng nekk parasite defal daal parasite mooy wetañ bi mu waxoon rek et loolu day màgg. te loolu day continuer. bien sûr. plus ngay gën a avancer ci seen système boobu plus loolu gën a développé. ba finalement moo jur situation yi Afrique nekk yëpp nag. Afrique yëpp benn situation lañ nekk. bu réew moo wax da nga koo ber rek. bu ñu delluwaatee tuuti ci tomb boobu ñu nekkoon muy wàllu mbind ci milieu ñi nga xam jàng nañu daara te nga gis ne xalima bi nekk na xalima bu tayal ci jamono ji te bu ñu seetee ñiy génne ci université yi gën nañoo bari. quantité bi gën na yokk waaye production bi boo ko comparé ak génération wu maam borom Touba yeeg li ñu doon bind ak yu mel noonu da ngay gis ne ñooñu ba léegi ñu ngi nekk défi ci kanamu ñi nga xam ne ñooy door a jóg. loolu lu ko waral. loolu laay junj ci la faillite des intellectuels. attention faillite des intellectuels yemuma rek ci intellectuel francophone. ñëpp daal même intellectuel arabophone yi ci faillite bi laa leen boole. parce que ñoom it dañoo faillite. li tudd nga ci exemple bu rëy. boo liiree téere maam borom Touba comme ni ko waxee. El Hadj Malick Sy. Mouhamadul Khalifa. Cheikh Mouhamadul Khalifa Niass. waaw Khalifa Niass. ñooñu seen bind. ak téere yi ñu génne. ak luxa ba ñu ko bindee. ca jamono yéen ko bindee ak nag contexte yéen ko bindee. foofu laay wax ca jamono yéen ko bindee. ndax ñoom dañ daan bay di jàngale amuñu sax daa liñ daan bind ñoo koy defaral fabriquer seen bopp situation bu doy waar malgré tout ñu production intellectuelle bu toll ni biñ produire tey yow ngay xale teel a pare am ay moyens yóbbu la université nga teel a jàng téere yépp lépp nekk ci sa kanam booy bind lépp ngi ci sa c'est automatique c'est automatique te mënoo intage dara mooy li nga waxoon léegi rek ñun consommer la ñuy def mais mënuñoo produire loolu ba tey day wane fayitu système même intellectuel arabophone yi fayit boobu ñoom it daf leen a dab mais bu yem ci loolu rek dama daan wax ne Sénégal boo ko seetlu woon sëriñ see ko tabax ndax boo jëlee damay dellu soit ci sama comparaison boo jëlee Blaise Diagne wala naka la tuddati am na ku jiitu woon Blaise Diagne bref fàtte naa turam mais naa tàmbalee ci Blaise Diagne. Faidherbe boo la. non du Faidherbe du kii sénégalais la. boo demoon ci àll bi tey. du ngelaw di wër trace su Blaise Diagne. di ko wër. doo ko gis. doo ko gis. boo dee bàyyil Blaise Diagne. Ngalandu Lamine Gueye doo ko gis. Ngalandu bàyyil Lamine Gueye déedéet Senghor. mi fi nekk président bu yàggul rek. doo ko gis ainsi de suite. boo ne woon tey trace su sëñ Touba laay seet ñu ne la moo sañ ci Touba moo jur kee boo ne maam Khalifa ñu ne la moo sañ ci dëkk sàngam moo sañ ci fii moo fi indil diw moo gor dëkk sàngam ba sëriñ si jeex donc Sénégal noonu lañ ko tabax ñu intellectuel bi lu jeex ak lu des daal jeex na ñoo tabax réew mi malheureusement nag fayitu intellectuel arabophone yi ñuy wax mooy ñoom sañ ci ñu dëkk binduñu téere defatuñ dara ñoom itam. ñu ngi seen xam-xam daal mu ngi yem ci seen bopp rek. waaw seen xam-xam mu ngi yem ci seen bopp ndekam sax mënal nañ seen bopp dara. jërëjëf le ministre Bamba Ndiaye xam naa waxtu waa ngi ñuy dab waaye itam dafa am ay tomb yu nekk ci suñ kanam yoo xam ne bëgg naa ñu taxaw ci ndax bu ñu toggee ak ku mel ne yow war nañu wax ak moom lu baree bare. dafa mel ne Sénégal benn xaaj la. ci li ñuy tuddee al umma al islamiya loolu nag am lu mu war a jur
waaye question bi est-ce que jur na ko maanaam dama bëgg wax ne relation yi nga xam ne par exemple am na ci diggante Sénégal ak réewu arab yi est-ce que nekk na relation yoo xam ne nit mën na cee lekk sangu ci naan ci xamee ci. Assane yooyu loolu dafa bokk ci question yi naqari sénégalais bu ko xoolee parce que yow xam nga bu baax li may wax Sénégal yàlla dafa am lu mu ko may man loolu dama ko gëm boo demee ci réewu arab yi dafa am fu ñu teg Sénégal man léeg-léeg sax damay laajte lu ko waral. lu ma ko xam. fu ñu ko teg fu kawe. waaw wekk ko boo ne Sénégal rek ñu ne sopp ko boo ne Sénégal bu ñuy tànn lu ñu def Afrique xel yëpp Sénégal lay daj. waaw te Sénégal mu mel ni jëriñoowut ci relation boobu. li ko waral nag Assane yomb naa xam. damaa wax ne classe intellectuelle francophone bi dañu aakimoo réew mi bàyyi ñi ca des xam nga boo ko seetloon tey. est-ce que mënuñ ko waxee ne ñi ci des bàyyeendiku. dëgg la foofu ay jeexale man waxoon naa ne dañoo fay. dama leen koy wax man damay naan arabisants yi bu leen wax kenn dara. yéen a génn seen bopp ci réew mi. ñu génne leen ci ñu génne leen ci. parce que loo bokk toog fële naan kenn sédduma dara kenn joxuma dara bu boobaa yow yaa dégg sa war xiif dina la leen. ma ne leen gisuma leen ci marche gisuma leen ci lenn dafa mel ni yéen daal bu ñuy kéem réew mi bokk leen ci donc yéen réew mi yéen ci génn seen bopp loolu nga wax mooy dëgg mais ñàkk defe naa Ahmed Amin moo bind al islam wa taqatul muattala waaw dafa am ay énergie yoo xam ne dañ ko waroon a utiliser ci réew mi ñu désactiver ko utiliser wuñ ko ñi ngeeg ay cadre ci monde arabe yoo xam ne suñ diplomatie yi boo demoon ci ambassade yi teg fa yenn cadre arabophone yooyu la ñu man gëm naa ne yeneen diplomate yu déggut langue ba xamuñu la fay xew mënuñu ko parce que c'est pas la même chose. Oustaz Ismaïla Dem wax na ko keroog ci bi ma ko. mais loolooy dëgg loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg te yemuma ci diplomatie rek bari na fii secteur yoo xam ne ñi ngi ko jox ay francophone gëm naa ne ci biir arabophone yi gis naa ñu leen ko dàq yore 10 000 fois mais malheureusement ni réew mi tëddee ak ndonal France li tax na ba loolu yëpp ñun ñëpp dañoo gëmm ci ne xam nga yaccaaral bi arabisant bi def itam ma nga jóge ca xeex bi ko France def da koo piqûre mu xaddir dopte ko daal benn drogue nelaw loo ko ne ko yow daal tekkuloo dara mu ko ba mu gëm ne ba fi mu nekk nii day nelaw alors yeewuwul alors loolu nag moo ñu jàpp ba tey boo gisee tubaab bi ba mu ñëwee Faidherbe moom mu nga tuddoon léegi loi yim tàmbali génn 1857 ba tey di feggale ku jàngale arab ak sëriñ di leen ne bokku leen ci mbir yi dem ba imposer ñu seen langue nationale seen langue officielle français lay doon am na jamono yoo xam ne dañ daan joxe ay symbole boo làkkee làkk wu dul tubaab ñu jox la ñu punir la jox la ko nga yore ko daanaka la koy jeexal mooy boo saga keneen làkkat tubaab yi fi mu ñu bëggoon a jëme yi dul sax yàllaa ñu dimbale ak liggéeyu mag ñi mais ni ay Haïti mel ak ay Jamaïque nga xam ne ñoom dañoo dem ba perdre sax seen langue nationale léegi créole la ñuy làkk boo xam ne tubaab la buñ jaxasee soriwuñu foofu sax nag parce que suñu wolofu tey bi boo koy déglu daanaka soriwut ak créole daanaka lenn ci français la lenn li nekk wolof boo waxee man sama kër laa koy tàmbali sama kër léegi dama leen wax baati wolof ñaan papa li nga wax ay lan may leen yéen da ngeen may jooyloo parce que nekk wolof déggoo dara ci wolof il faut léeg-léeg nga expliquer leen ko en français pour ñu mën a dégg li ngay wax loolu musiba moom mooy li ñu dal est-ce que bokkul ci musiba est-ce que bokkul ci musiba yooyu nga wax ci bu ñu yemee ci milieu bi nga xam ne mën nañ ko tuddee ci sama gis-gis discrimination intellectuelle bi am ba ñu ne kii jàng na waaye bokkul kii jàng na mën na bokk muy diggante ñi jàng culture bu droite ak bu gauche arabe ak leneen loolu est-ce que feeñul sax ci ba ci ni ñuy fale par exemple yow relevé nga benn défi ba nga xam ne fal nañ la ministre des affaires religieuses ci Sénégal mais est-ce que fal googu sax amul mentalité boo xam ne moo nekk ci xelu ki falaate ne daal comme que yow arab nga jàng diine lañ la war a jox waxuñu ne dañ lay jox agriculture pourquoi agriculture pourquoi li nga wax a ngi ci mais am na leen lu ci nekk
xam nga fal ga mën naa ne Abdoulaye Wade musul a xalaat fal ma affaire religieuse. moom xamul woon sax ne jàng naa arabe. ba may fal moom mi ngi ma fal ministre conseil chargé de la communication de la présidence. chargé de relations avec la presse. porte-parole de la présidence de la République. sama décret de nomination. looloo ca ne. ñu toog di waxtaan ab dimanche. ba ñuy waxtaan boobu problème mu monument bi mi ngi jóg. mu ne waaw mais man damaa xamul. arabisants yi ak li ma leen defal lépp lu tax ñu mere ma ne ko nag président nga jéggal ma xam naa def nga lu bari na am. waaye li des a ëpp. ma tàmbali nag di ko limal. expliqué tahmish bee kii ba mujj mu ne wax nga dëgg. mais yow dafa mel ni comprendre nga monde arabe bu baax. yow dama laa dégg sax ci débat yi ngay làkk arabe. ma ne ko man monsieur le président man arabe laa jàng dégg-dégg. ma ne ko français bi daf cee wàlli si rek mais arabe mooy sama langue de base. mu ne mu ne kon naa la ci yokkal chargé des arabophones. ma ne ko non te nga koo def chargé des affaires islamiques. mu ne ma non nous sommes dans un pays laïque. on met chargé des affaires religieuses ñu yokk ko ci. donc foofu la jógee. ce qui veut dire que li nga wax tahmish bi moom. jëluñ leen en charge benn yoon. am nay petit effort ñu def par ci par là. mais dama jàpp ne ñi jàng arabe. ak ñi jàng alquran pour man benn lañ. parce que mooy ñuy bind ndeyjoor rek. li ñuy représenté ci réew mi. ak ni ñu waroon a bokkee ci réew mi. bokkewuñ ko. parce que à partir du moment où jël nañ langue bële def ko langue officielle. damay reetaan léeg-léeg bu le 4 avril jotee ma gis chef d'état di wax français te mu wóor la ne lii muy wax. bu ko waxoon ci wolof 80% dégguñu ci population bi dégguñu ko te amoon na yeneen langue yoo xam ne bu ko waxoon. au moins mën nañoo assurer 50% ñi ngi koy dégg. bu ko 100% yi déggul. alors loolu. mooy méfait colonisation bi ñu dund. enfin du colonisation nee nañ. mais en tout cas. effet colonisation. effet colonisation très bien. wala méfait colonisation benn ci ñaar. jërëjëf monsieur le ministre Bamba Ndiaye moo nekkoon di suñu gan ci émission tànneef muy waxtaan woo xam ne am na solo lool xam naa partie bu yaatu ci waxtaan wi sax ñu ngi ko waxtaanee lu am solo nag waaye ca bitim réew ak doxalin waa ak relation Sénégal ak feneen ak. histoire Sénégal mu nekk waxtaan woo xam ne bu am solo la ci ay domaines yu bari itam laal na ko mu nekk njariñ boo xam ne génération bi nga xam ne moo fi nekk war na koo mën a jariñoo ndax mooy soubassement bi nga xam ne dina la permettre nga mën a xam fooy teg sa tànk ngir mën a avancer ak ci lépp loo mën di yëngatu monsieur Bamba Ndiaye waxtu wi dab nañu waaye laaj bu mujjee bi rek mooy yow en tant que intellectuel en tant que ku xam li culture arabo-islamique di signifier ak poids bi mu am ci biir Sénégal est-ce que am nga yaakaar ne war na mën a def jéego ba mu sampu yin woo xam ne dañuy war a mën a wax ne lii moo ko taxoon a jóg te àgg na ci. xam nga sëñ Assane boo gisee man may woote naan na ko état teel a jël en charge. yàlla dafa am loo xam ne sunnaam la ci kaw suuf nit la yàlla bind noonu man gëm naa ni classe arabophone boo ko seetloo dafay yokk ci réew mi boo xoolee daara yi am Ndakaaru nga gis ne bari nay daara tey yu am plus de 1000 élèves te ñooñu arabe la ñuy jàng di ko jàng ba université kon ak année bu nekk nombre bi am licence doctorat jóge ci bitim réew ñëw. alors loolu bu fekkee ne day continuer di jëm li may bañ mooy la dal Cameroun tey parti anglophone ak francophone di jàppante bu fekkee ne teeluñu ko waajal jox ku nekk ak xam ñi bokk ci réew mi parce que rek dañoo jàng beneen langue. jaxase lépp daal teel leen a jël en charge parce que Sénégal benn la. ki jàng italien ki jàng arabe ki jàng français ñoom ay sénégalais la. na nga mën rek. noonu lañ leen a war a traité tant que teelu ñoo def loolu damay ragal ne yàgg ak leen jëli seen place moom parce que dosage bi leen tubaab bi defaloon ci drogue bi moo fort rek. commencé na wàññeeku. mi ngi wàññeeku gëm naa ne dosage bi mi ngi wàññeeku am na journaliste tubaab bu fi ñëw at mi passé. dafa mel ni ku tiit dañu dem seeti daara Ahmed Niang bale ca Yëmbal daf koo xool mel ni ku tiit ma ne ko lan la mu ne ma Sénégal gii ma gis
dans 20 ans réewu arabe lay doon ma ne ko déet ma ne ko mënuñoo nekk réewu arabe mu ne ay africain lañ ma ne ko lu tax nga wax lii nga wax mu ne non damaa xool daara yu mel nii ma seeti leen gis ni élèves yi jànge ak nombre bi ñu am nit ñi sax xool naa leen gis naa ne dañu soppiku moom gëm na ne Sénégal mi ngi dox ci jëm feneen fu alhamdulilah loolu nag daal loolu la sama xel moom dafa ne ma Sénégal gii ma gis bokkut ak Sénégal nga ma xamal nga fi France bàyyi woon melutoon nii parce que léegi beneen Sénégal laa gis alors loolu daal na xel moo tax ma yaakaar ne dina ami man am naa xel mu daal ci ne insha allah réew mi doxalin bi dina soppeeku et que dinañ mas a taxaw xam ne fi ñu tubaab bi jëmale woon du jubluwaay ñu jëmale suñ bopp foo xam ne mooy njëriñu réew mi di njëriñu ëllëg te bu boobaa ñu jàng arab gëm naa ne duñu ci des ginnaaw ndax dana fekk dose bi jeex ba nu yeewu nekk ay njàccaar jóg taxaw ñoom itam nag taxawaay bi ñu war a taxaw bàyyi nelaw yi bàyyi kii yi te jóg taxaw jël seen wàll xam ne ci la ñu bokk na waaw bañ a toog di ko laaj jërëjëf monsieur le ministre Bamba Ndiaye ñu sant ko bu baax a baax ci disponibilité bi waaye itam sant équipe bi nga xam ne ñoom la àndaloon di Saliou Bey ak Pape Moudi ak ñi nga xam ne ñoo ko monté Barak Mbaye ak ñi ko exécuté ci régie bi ñoom ñëpp ñu sant leen gërëm leen jox leen nag beneen dox daje ci seen émission bii di tànneef asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.